FM. Il est 17h. mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko la rek jëkkuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Adama Ndione dooree kook ndaje tey bi ñu daal di nag ubbi fukki fan ak juróom bu jot gouvernement bi daal di jàkkaarloog askan wi ca la ministre intérieur daal di xam ne leen lu aju ci wàllu nag élection locale yi moom dàq gi wér na dogal la bu jaar ca assemblée nationale dañ ci daal di nag jukki ak kañ lañ ko fas yéene rek jàppaat ci ndorteelu xibaar yi lay doon dinañu jukki itam defe ni ci yenn ci ay jëwriñ ki ñu dénk wàllu nag campagne gerte gi di wàllu mbéy mi daal di xam ne taxe yooyu ñu daal di nag teg ci wàllu nag jiwu gi di lu war a toll ci juróom benni dërëm ci kilo bu jot mbir moomu ngir daal di nag aar capital semencier bi dinañ ko daal di nag teewlu jëwriñ bi ñu dénk wàllu santé moom la mu daal di nag gis mooy feebar bi daal di alawti ko ñii di mool yi wala ñu yëngu ci wàllu nag géej gi nekkul feebar buy wàlle la ca war itam def nañ ko kenn sax moo daal di nag des si ñu wéragul dinañ ci daal di jukki format boobu ñu daal di nag doxale gouvernement bi di génn di daal di daje nag ak askan wi mbir moom i doxaleen bu beneen ci wàllu communication lu war a toll nag ci fukki ministre daal di nag amal li ni mel lim gi nag bari na lool daanaka faaw ñu daal di xoolaat mbir mi naka lay daal di doxee njàngatu kii di nag Ibrahima Bakhoum yu yëpp nañ ci daal di jukki mooy doon ponk wax sa xalaat bi jëwriñ bu nekk la nga daal di nag yëkkati ak askan wi na ko daal di jàngate ak xew-xew boobule di doxalin bu bees bàyyi ko nag ci gouvernement bi situation bi aju ci wàllu mbas mi itam dinañ ci daal di nag jukki fukk ak benn ci ay cas yu bees dañu daal di nag nemmeeku bésug tey gile ci lu aju nag ci wàllu migration irrégulière yi ñu fas yéene di jël gaal di wuti bitim réew fanweer ci ay nit tey ji war jàkkaarloo nag ak kër àttekat yi foofe ca diwaanu Mbour Mamadou Lamine Faye mi nga xam ne mooy way juru xale bu góor bi amoon fukki at ak ñeent moom itam ñu tuumaal ko ne daanaka dafa daal di taylee doomam ñoom ñëpp ci tey jilee la ñuy daal di nag at jàkkaarloog attekaay yi ci kanam dinañ ci daal di jukki toftal ci yeneen xibaar dalal ganu bés bi laata ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Alassane Wade moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce gi nes gis lay doon. Sud FM. Adama Ndione ci kaddu gi laata loolu nag usine Osix bu mool 10 ca port bu Ndakaaru moo daal di nag tàkk tey ji ci suba yàqu-yàqu yi bari na lool donte kenn ñàkku ca bakkanam waaye nag li aju ci wàllu dégâts yi ci wàllu matériel nee ñu daal lañ ca xayma bari na ba sax sapeur pompier yi amoon jafe-jafe ngir daal di fay boobule lakk ci leeral yeeg Odile Minkilaan. saxaar si fu ne lañ koy seen ci centre ville bi. entreprise libanaise bi di Osix nekk ca mool 10 bu port autonome bu Dakar moo tàkk. sapeur pompier yi nga xamante ne bëri nañ fi lool ànd ak seeni woto am nañu ay jafe-jafe ngir rek mën a fay bile lakk waaye comme mënuñoo dugg ci biir seen camion yi nga xamante ne dafay ànd ak échelle moo tàmbali liggéey bi. ñenn ñi sax sol seen yére yi nga xamante ne moom la ñu duppee vêtement d'approche nga xamante ne lakk mënul ci moom dara ngir rek ñu mën a dugg ci biir policiers yi it ñu ngi ci bërëb bi ñoom sax ñu ngi dàq nit ñi ngir ñu bañ a jege. sapeur pompier yi nag mujj nañu fay bile lakk waaye ak coono bu métti. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ndaje bi nag gouvernement bi di amal ak askan wi ngir indi leeral li nga xam ne mooy actualité bi ministre bi ñu dénk biir réew mi kaaraange askan wi daal di dëggal ne nag élection locale yi dañ koy daal di nag dàqandi ci ab loi bi ñu daal di jaarale ci assemblée nationale moo daal di nag xayma wàllu nag rapport googu gannaaw ba ca déggoo amee ci wàllu dialogue politique bi ba tax mu jàpp ne déggoo googu. moo jëm jëfe ci sax audit bi ñuy def ci fichier électoral bi ak proposition ba ñuy daal di def ngir wut beneen app boo xam ne ci wàllu décret lañ koy jaare daal di organiser élection locale yi Antoine Félix Diome ñu déglu ko ak Aji Fatou Bari. élection yi bu président de la République moo tëdd reporté ko wala ministre de l'Intérieur mais député yi ñoo voté benn loi bi ñu voté benn loi bi ñu voté loi bi nga xam ne moo reporté élection yi dañu njëkk a constaté ñoom que les commissions politiques bu dialogue national du président de la République mettre sur place ñoom bokk nañu nangu
ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko seq ni dinañ waxtaan ba auditer maanaam càmbar fichier électoral bi waaye càmbar bi duñ ci yem ci fichier électoral bi dañuy xayma li fi dox diggante élection 2016 ak léegi lan lañ ci nangu lan lañ ci yaakaar ne mën nañ ko améliorer ñu waxee loolu yëpp ba jubóo ci kaddu su ko defee nag ñu door a proposé benn date boo xam ne président day ñëw xaatim ko par décret loolu yëpp amul waaye liggéey bi taxawul ñu ngi wéy fi ñu toll ñu ngi nekk ci processus tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def liggéey boobu bu ñu ko yeggalee yeggal waxtaan bi nga xamante ni acteurs yi ñu ko set ba rapport final bi ñu joxe ko jëmale ko ci wàllu proposition yi bu boobaa dinañ mën a prononcé wu wax exactement ci ban weer ci ban fan la ñuy mën a organiser yooyu élection. ci la ñuy daal di desandi ak ministre yi seen jàkkaarloo ki ñu dénk wàllu mbéy mi jàpp ne nag wàllu atum ren ji ak yaakaar ba ñu daal di amee jëm ci wàllu production bi état bu Sénégal daal nay jël ay matuwaay bu ko defee campagne bi aju ci gerte gi daal di jaar yoon moo waral sax ñaari taxes yi nga xam ne xayma nañu ko ci jiw gi nga xam ne dañ koy jéggaani wala yóbbu ji bitim réew fan lu war a toll ci juróom benn ci ay dërëm ci kilo bu nekk loolu nag defuñu ko lu dul daal di sàmm capital semencier bi bu ñu sukkandikoo ci professeur Moussa Baldé bi ministre bi ñu dénk wàllu mbéy mi ñu déglu ko ba teg aju Fatou Bari. xam nga ne dafa am ay huiliers ñu mel ni Sonacos ñoom dañuy jënd mu am aussi ñoo xam ne dañuy jënd gerte yi di ko yóbbu bitim réew maanaam exportation daaw ñoom amoon nañu doole loolu mais aussi dañu war a fexe ba suñu jiw ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi ñu jënd denc parce que bu ñu dencul jiw ça veut dire que mbéyum gerte moom day jeex Sénégal loolu nag dinañ fexe ba loolu du mus a am fii parce que xam nañu gerte lu mu am njëriñ bu mu am ci Sénégal donc ren li ñuy bëgg a wax mooy comme que production bi dafa yokk gëm nañ ni xanaa ku nekk war nga am sa wàll boole ci gouvernement bi dafa indi benn taxe pour ñi nga xam ne dañuy yóbbu gerte bi bitim réew maanaam gerte bu ñu xolli ba pare kilo bi boo koy yóbbu bitim réew da ngay fay juróom benn dërëm gëm nañ ni loolu dina permettre en tout cas Sonacos ak ñooñam ñu góorgóorlu ñoom tamit ba ñu am lu ñu war a am pour mun a def diwlin te mu njëriñ Sénégal. ñu daal di desandi ak boobule ndaje ministre bi ñu dénk wàllu nag santé la mu daal di nag xamle mooy junni ak ñeenti ci ay nit ñoom la ñu daal di wàññi ne amee nañu feebar boobu bàyyi ko nag ci wàllu géej gi mu wax ne nag ñëpp daanaka toppatoo na leen lu mooy kenn koo xam ne wéragul nee ñu itam feebar bi amul kenn ka mu daal di wàlle te amee itam ay njeexital ci wàllu jën yi ñuy bàyyi ko ci géej gi ñu koy jëfandikoo dalal na xel yi moom ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu déglu ko ba tey ak aji Fatou. may wax ne investigation bi mooy topp xam ne loolu dal lan la fi mu doon bu ñu yaakaar ne yeex na si am parce que hypothèse yi ñu amoon yëpp dañ si liggéey benn par benn waxoon nañ ne feebar bi Institut Pasteur ne nañu virus moo ko joxe infection ñu yaakaaroon produit toxique laboratoire bi ministère de l'environnement jël ne non toxique léegi ñu gis yeneen hypothèse dana yegg ba si àll bi loolu di jeex war a liggéey bu wóor la si procédure scientifique boo xamante ne procédure scientifique bu wóor la mooy wax ne fii ñu toll bi mën nañu wax ne junni ak ñeenti nit la daloon ñi mu daloon ñëpp ñi ngi si wér presque mais kenn rek moo si des bañ koy faj loolu day wane ne effectivement prise en charge fonctionne dans les meilleures conditions bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñëpp ay pêcheurs yu demoon géej ñëw dafa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñëw ñëpp te ku nekk géej nga ko jëlee parce que da nga demoon géej ñëw beneen bi mooy jotewul dara ak jën yu ñu lekk loolu donc lu mu wóor moo tax ma wax sànq na salaam te bu bëgg la nga jël na nga fay daal yoon samedi loolu day war rek effectivement amul benn effet ci
ñu daal di desandi ci boobu leen ndaje ab doxalin bu bees ci wàllu communication gouvernement bi fukk ak ñeenti wala juróomi fan yu jot ñu daal di koy nag amal ñu daal di koy duppe conférence de presse bi ñuy wax gouvernement face à la presse bi nag mooy bu njëkk bi lu war a toll ci fukki ci ay ministre daal di ci nag jàkkaarloog taskatu xibaar yi Antoine Félix Diome ci la bokk ministre intérieur bu santé Abdoulaye Diouf Sarr waaye ki ñu dénk wàllu nag mbéy mi di Moussa Baldé Serigne Mbaye Thiam itam ak Aliou Ndoye mi ñu daal di dénk ministre wàllu ndox mi ak assainissement ak wàllu nag napp gi Aminata Assome Diatta mi ñu dénk wàllu nag commerce ba ci kii di Dame Diop yore wàllu emploi ak ministre bi di Moïse Sarr secrétaire d'État bi yore Sénégal yi nekk ci bitim réew ñëpp daal di nag boole ci boobu la ndaje muy format bu bees njàngal lekk aji Fatou Bari. fukki ministre yu gouvernement bi daal di jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal di tontu seeni laaj jëm nag ci liñ leen dénk gouvernement bu Sénégal daal di ko door tey li ñu gënoon waxtaanee nag moo di mbëkk mi ndaxte nag ñu bëri dañoo jàpp ne ñàkkum liggéey bi moom moo ko waral waaye Dame Diop yore wàllu emploi ak lii de formation professionnelle daal di indi ay chiffres nag wax liñ fi def ci diiru juróom-ñaari at. ñàkk liggéey bokk na ci li tax xale yi di dem waaye du loolu rek moo tax xale yi dem. ci 2012 boo xoolee ñi nga xam ne am nañ liggéey ñi ngi leen xayma ci fanweeri junni ak juróom-ñaar daanaka yu teg téeméer ak benn. mais ci 2019 ñu multiplier loolu par ñaar ñu def juróom benn fukki junni ak juróom ak ñeent fukk ak ñeent. ndaw yu bëri jàppoon na Espagne moom rek li ñu bëgg a dem ngir mën a tekki waral ba sax réew moomu daal di xaatim ay accord ak réewum Sénégal ki nga xam te ne nag moo di Moïse Sarr ñu daal di ko dénk lépp loo xam te ne dafay laal ndawi Sénégal yi nekk bitim réew ne nag faaw mu leeral benn mbir lu ñuy wax ne dañuy delloo si ñi nga xamante ne amuñu këyit. yu ñu dëggoon mu nekk ay rumeur depuis dimanche ba léegi di wax ne Sénégal yi fa signé benn convention wala benn accord ak waa Espagne pour ñu mën a rapatrier suñu compatriotes yooyu dara amu ci. leneen lu ñu waxtaanee moo di feebar bu bees ba ñu gis ca Caaroy tamuy laal nappkat yi Abdou Karim Sall ne nag fi mu toll nii dañuy wëyal gëstu gi ba mën a xam feebar bi fan la jógee. fi may wax actuellement nii amaguñu benn résultat ci algues yi waaye du ñu yem ci algues yi tant que amuñu lu leer. mun nañ sax dem ci li nga xam ne moom mooy carburant bi nga xam ne moom mooy li gaal yi di sol ci ay bidon mun nañ dem ci ay filets yi ba keroog incha allah ñu am lu ñu leer ci li nga xam ne moom mooy feebar bi. mu mel ni gouvernement bi fi mu toll nii saa su fukki fan ak juróom jotee dafay daal di janoog taskatu xibaar yi lépp rek ngir waxtaanee mbir yi nga xamante ne dafay laal askan wi. aji Fatou Bari doxalin boobu nag bu bees ci wàllu communication wax ak sénégalais yi fukki fan ak juróom bu jot ci weer wi mbir moome doxalin bu baax la waaye nag façon bi di format bi moo daal di amee rëq-rëq bu ñu sukkandikoo ci njàngatu taskatu xibaar bi nekk formateur di Ibrahima Bakhoum nee na fukki ministre jàkkaarloog taskatu xibaar li ni mel daanaka dafa ëpp ndax benn ministre wala ñaar rek daanaka mën nañu yend ak moom ci nag solo gi banxaas bi daal di am ñu déglu njàngatam Ibrahima Bakhoum ak Mame Diarra Das Louga. am na solo bu fekkee ne yi dañ ci jublu wax sénégalais yi li xew lan la fu ñu jëm fan la li ñuy def lan la fuñ ci toll loolu moom lu baax la ci nguur gi mooy yëgal waa réew ma foog mu toll ci la muy liggéey la ca nekk nag mooy li may bañ mooy ñu dem ba mu yàgg seet na ji dañu cee jublu simplement ne am rek naa leen ñamal tuuti pour bañ coow li bëri tax pour tax bu coow li bëree kenn ku nekk di wax ñenn di wax lu ñu xamul ñenn ñi di jëm foo xam ne du jëmukaay ñenn ñi loo xam ne dañu koo sos taxaw bu boobaa tamit dafay garaaw waaye naa fexe ba jiitu nit ki ci au lieu que ma bàyyi dégg naa yi naa ko waxal suma bopp loolu am na solo li ma si jaaxal nag mooy ñi ma dégg ne tey ñoom ñooy njëkkee muy juróom-ñetti ministre loolu nag dama xamul luñ ko defee ndax li gën mooy nañ ko yaatal nañ ñëpp ñëw li may ooy ñëpp maanaam journaliste yëpp ku bëgg ñëw nga ñëw enfin waxuma journaliste ku bëgg ñëw waaye maanaam média yi parce que benn média moom benn journaliste wala ñaar wala ñett ñoo koy mën a représenté xëy na mais bu fekkee ne dañu kenn ku nekk ci ministère yi wax lu leer ci waxtu fa nga toll juróom-ñett buñ ñëwandooree dina gis loolu dama xamul nu mu demee man jàppoon naa ne benn ministre rek doon na mën a jël waxtu pour ñëpp ñu waxtaanandoo rek moom yu bëri mu leeral ko buñ boolee ndooree juróom-ñetti ministère mooy ne kon nit ñi xanaa fa la ñuy yendu te loolu temps d'antenne boo xam ne juróom-ñetti waxtu lay duré dafay xaw a métti
ci déglukat bi ci kii seetaankat bi. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñuy dikk ci situation bés bi ci wàllu nag feebaruk mbas mi fukk ak benn cas yu yees yu ñu daal di nag nemmeeku diggante démb ak tey ba tax nag ci xayma ñu jàpp ne nag cas yu bees yooyu juróom yi cas contact la juróom benn yi moo bàyyi ko ci transmission communautaire diggante Ndakaaru ak Saint-Louis am na kenn itam ki daal di faatu ci altine ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mi nga xam ne nag moo def communication bés bi xam ne ne am na ñetti cas yu garaaw yi nekk nag jamono ji ci réanimation xayma yëpp bi nag nee ñu bi feebar bi doore ak léegi Sénégal am na ci fukk ak juróom ci ay junni yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett ñu déglu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci micro Sud FM. ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent test yi ñu def fukk ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñiy jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji. amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci juróom benn cas yi nga xam ne ay communautaire lañ mooy ñi jot ci mbas mi waaye xamuñ fuñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee Saint-Louis am ci ñett Dalifort am benn Mariste am benn ak Mbao am ci benn fukk ak benn si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñett malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bu si démb altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañ si ñetti téeméer ak fanweer ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent fukk ak juróom-ñeent si lalu hôpital yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana. ñu daal di nag dikk ci wàllu tukki dem bitim réew bi ak ñañ ca dafa war a àtte tey ji ca Mbuur rawatina wayjuru kii nga xam ne mooy xale boobu di Duudu Fay bakkanam des ci géej gi àtte bi nag jëme ci wayjuram bu góor tey ji lañ ko daal di nag woote waaye dañ ko mujjee dàqandi ba benn fan ci weeru décembre bi ñu jëm kii di Mamadou Lamine Fay nga xam ne mooy wayjuram bi lañ ko toppee nag mooy déliwu daal di nag yebal kii di doomam ji ab musiba waaye itam lëkkaloo ak nit ngir daal di def lii di trafic ay ñi war a tukki dem bitim réew tribunal bi nag waroon na àtte itam yeneen fanweer ci ay benn ci ay nit waaye moom mbir moom yëpp la ñu daal di nag dàqandi ba benn fan ci weeru décembre bi ci la ñuy daal di nag tabbi ak barab boobu ñuy wax Kër Jàmbaar ne ñu dinañ ko jox militaire yi nga xam ne nag dañoo loru ci wàllu biir armée bi ci trimestre bu njëkk atum 2021 ministre bi ñu dénk wàllu forces armées Sidiki Kaba moo ko xamle ci édition bu njëkk bu ñuy amal solidarité ci wàllu armée bi Sidiki Kaba dinañ ko daal di teewlu kon ci xibaaru tubaab yi ñu dikk ak ancien président bu jeunesse bu UCS bu Balde Ablaye Balde fële ca Ziguinchor moom mi wax ne candidat la ca mairie bu Adéane département bu Ziguinchor Pape Mamay Jokku moom profité ci session formation ba ñu doon amal ci wàllu décentralisation ngir daal di daal fësal ambition yu mu daal di am ngir suqali barab ba ñu déglu ko benn Michel Kanfoudi. dinañ ci dikkaat kon moom Pape Mamay Jokku xëy na ci suñu yeneen i jotaayu xibaar Alassane ganu bés bi kon ñu mën cee daal di nag dikk muy Cheikh Bakhoum Ibrahima Bakhoum moom mi nga xam ne nag journaliste la waaye itam dafay daal di nag tàggat ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi di jàngat nag doxalin bi gouvernement bi daal di amal bu bees ay ministre am di jàkkaloog askan wi ci li aju ci wàllu nag ponki li xew ci penc mi tey ji ñu daal di koy door. jàngat bii la ci def ñu déglu ko. Sud FM ganu bés bi. Ibrahima Bakhoum ñoo ngi lay nuyu. yow ngay journaliste formateur gouvernement bi jël décision tous les 15 jours jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir waxtaan ak ñoom ci question d'actualité yow noo jàngatee démarche bu bees bi. am na solo bu fekkee ne yi dañ ci jublu wax sénégalais yi li xew lan la fu ñu jëm fan la li ñuy def lan la. fuñ ci toll loolu moom lu baax la ci nguur gi mooy yëgal waa réew ma fag mu toll ci la muy liggéey
la ca nekk nag mooy li may bañ mooy ñu dem ba mu yàgg seet na ji dañu caa jublu simplement ne am rek naa leen ñamal tuuti pour bañ coow li bëri tax bu coow li bëree kenn ku nekk di wax ñenn di wax lu ñu xamul ñenn ñu jëm foo xam ne du jëmukaay ñenn ñi loo xam ne dañu koo sos taxaw bu boobaa tamit dafay garaaw waaye naa fexe ba jiitu nit ki ci wala ko ma bàyyi dégg naa yi naa ko waxal suma bopp loolu am na solo li ma si jaaxal nag mooy ñi ma dégg tey ñoom ñooy njëkkee muy juróom-ñetti ministre loolu nag dama xamul luñ ko defee ndax li gën mooy nañ koy yaatal na ñëpp ñëw li may ooy ñëpp maanaam journaliste yëpp ku bëgg ñëw nga nga ñëw enfin waxuma journaliste ku bëgg ñëw waaye maanaam média yi parce que benn média moom benn journaliste wala ñaar wala ñett ñoo koy mën a représenté xëy na mais bu fekkee ne dañu kenn ku nekk ci ministère yi wax lu leer ci waxtu fa nga toll juróom-ñett buñ ñëwandooree dina diis loolu dama xamul lu mun demee man jàppoon naa ne benn ministre rek doon na mën a jël waxtu pour ñëpp ñu waxtaanandoo rek moom yu bëri mu leeral ko buñ boolee ndooree juróom-ñetti ministère mooy ne kon nit ñi xanaa fa la ñuy yendu te loolu temps d'antenne boo xam ne juróom-ñetti waxtu lay duré dafay xaw a métti peut ci déglukat bi ci kii seetaankat bi loolu tamit foog daan ne format bi war nañ ko seetaan bu boobaa daal boo ko xoolee ñi oote yi ñëpp dëgg la ñoom ñëpp dañoo nekk fu nekk mooy jamono yi li nga xam ne mooy jàmbat bi ci réew mi wàll yi xale yi dem ci ndox mi wàll yi nañuy wax accord de pêche yi wàllu tool yi mbéy mi fi ñu toll nii wàllu Covid bi wàllu jëflante beeg réew Sénégal ak yenn commerce yi loolu lu am solo la waaye nag bu fekkee am solo boo koy nañu def kenn ku nekk nga ñëw yow la nga war a nga wax ko même bu fekkee fanweeri minute nga waxee journaliste waxu fanweeri minute journaliste yi waaye boo leen door bi daal dama xamul lu ñu koy defee nag bu boobaa nag comme gulet la ay yàlla xam na ñoom ñu ngi leen di ñu ngi xaar daal ba xam xëy na comme gulet la rek ñun ñoo xamagul fañ jëm. gouvernement bi lan la séntu ci taxawaay bu bees bi. ci nekk mooy bu fekkee ne yàgg nañoo dégg fii ci biir réew mi ñu ne di nangam am na bërëb sangam ñu dem yàgg nguur gi di weddi noonu demeewul noonu nii la demee kay weddi comme ni ma waxee sànq kii weddi moom dafa tardé ba noppi ndax ki njëkk wax moo ko jiitu donc léegi nag bu fekkee ne dafa agsi fii xëy na kon am na yu waaj a ñëw ci réew mi yoo xam ne ay métit la parce que président Macky Sall yoo xam waxoon na ji am na ay métit yuy ñëw loolu moom loolu la annoncé woon ça va tàngee donc comme ci lañ jëm xamuñ kañ lay doon léegi moom mu jiitu teel ñu xamal loo xam ne ji nar na ñëw bu nar a métti Sénégalais dañ koy def parce que dañu xam ne ji lu la bett mën da bu ñu fexee ba yëf yi ñàkk a bett Sénégalais yi nag bu boobaa am na ci solo jàpp naa ne nguur gi dafa dem moom yàgg moo xam ne lan mu doon def di ko wax di ko nëbb wala boobu même bu ko nëbbul tamit dañ ko doon waxal ay dem moom yàgg la mu doon jaxase la muy yàq moo ëpp léegi nag propagande dafa am information am nañu moytu nag bu boobaa tamit buñ ko bëggee defee yëfi propagande parce que fukki fan yu nekk astafurlah ñaari yoon par weer parce que mooy loolu rek fukki fan juróom mi nekk ñaari weer par weer nga ñaari yoon par weer nga ciy wax lu mel noonu dafa am foo xam ne bu fa tollee te li dem ba mu yàgg mu commencé soof Sénégal ak ñee waxatuñ dara amatul li ñu xamatul solo bu boobaa yëf ya fañ ciy àgg dootul sotteeg donc nguur gi li mu bëgg mooy fexe ba nit ñi di ko déglu fexe ba nit ñi xam fi mu jëm loolu bu fekkee ne loolu la alhamdulilah waaye nag nañu ko def ci kaw ngor nañu ko def ci kaw bañ a jéem a nax kenn yow daal yaa oote ak waxtaan journaliste yi kaay la laaj ma bu ñu la laajee lañ la laaj booy la nga xam la da nga ko rek mu génn ci mu jeex tàkk loolu dama jàpp naa ne nguur gi dafa am lu mu bëgg a raxas maanaam loo xam ne damay ooy raxas mooy toujours dañ ko doon wax ni président moom saa bu waxee rek coow topp ci ministre sangam wax nay toj léegi nag pour bañ yooyu yëpp ñu ne léegi nag kaay leen xëy na yéen journaliste bu ñu nee ba miinante ci dem ak dikk ba Sénégal yi dem ba mu yàgg ñu miin ko bu boobaa même bu fekkee lu métti la tamit nañ ko mën a nangu loolu moom mooy li nga xam ne mooy wàllu communication bi. alors ci li soxal tamit opposition bi gis nañ démb ne kii di Ousmane Sonko jubóole na maître Moussa Diop ak Barthélémy Diaz yow naka nga jàngatee li ni mel. waaw ñett ñooñu daal li ma la ci mën a wax mooy xamee nañ leen lii Moussa Diop nekk na fi directeur général Dakar Dem Dikk terewul lam bëggoon wax mu di ko wax ci wàllu nguur bi ci li nga xam ne moom la ñu gisee réew mi moom jàpp moom comme ni mu ko waxee moom réew mi rek ko soxal donc kii demee noonu mën nga ko jàppe ne nitu dëgg la mën nga ko jàppe ne daal dina dugg ci ay waxam naam njëkkewu ko nag waaye fa mu waxtu ba mu ko tàmbalee daal te fekk mu ngi nekk directeur général moom kooku kenn mën na wax ne yii ndaxaate daf koy soxal duñ ko mën a wax waaye nag politique la Barthélémy Dias xamee nañ ko moom dëggu ci lam ne moom mosu caa jóg fa lay nekk bés bu nekk bu saa bu waxee gars yi ne Barthélémy Dias moom dafa mel ni moom daal fa mu nekk rek fa la ne te ca des bi Ousmane Sonko yàggul ci làng gi lool waaye xamee nañ ko moom it di jëm fa mu wax fa mu jëm di ko wax ci dëggoom di ko wax ci fulaam di ko wax ci faydaam di ko wax ci fitam
ku mel noonu yëpp ñoom ñett boo leen dajalee ñu ne ñaar ñeekat dañoo réeroo woon moom mu ñëw jubale leen jubóo politique moom yomb na bu fekkee ne dafa am lu ñuy utandoor la ñuy utandoor mooy dañ ko defoon ci Abdou Diouf en l'an 2000 dajaloo ndoor mu jóge fi ñu def ko ci Abdoulaye Wade en l'an 2012 dajaloo ndoor mu jóge fi bu fekkee ne ñu dañu bëgg lu mel noonu tasaaroo bi du sotti opposition dañu politique dañuy wax dañuy tasaaroo bi amul ci njëriñ nag baax mooy ànd waaye ànd bi na nekk àndi ngor àndi fulla àndi xam ne yii opposition yombul bu boobaa mën na kii moo tax ma fa day loolu te ni nga waxee sànq ne maanaam ay kàngam la yoo xam ne yi wax dëgg ci ni ñu leen di gisee ni ñu leen di déggee ay ñu am nañ doxale daal ci wàllu politique ci tur ragum rek ku mel noonu waa ñooñu bi dajee xam naa ne ñàkkul ndax dañu raasaatu feneen mun na am effectivement mu indil leen dara bu ñu demee jaay élection. jërëjëf Ibrahima Bakhoum di fàttali ne yow journaliste formateur nga. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax Sa Xalaat. di ko way mënatuma wéet te xel mi du dem ci moom mënatuma jëli te du ma ñaan jàpp naa dootuma bàyyi 88 628 98 98 conférence presse bu gouvernement bi dañu daal di nag jël ci ponk wax sa xalaat yi wàllu élection locale yi wàllum agriculture bi mbéy mi wàllu santé bi ak lépp la ca daal di bàyyeekoo ngeen mag ci daal di nag addu ak doxalin bu yees boobu naka ngeen ko daal di nag jàngatee wàllu mbas mi itam ñu daal di ci nag desandi ba ci sax ñiy tukki dem bitim réew ndax tontu am na ci rek li waral la ñuy daal di nag def gouvernement bi daal di ci dégager responsabilité xam le ne nag du accord de pêche yi moo waral ñuy daal di jël gaal yi ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi Alassane allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man la Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw ñu ngi lay fay. maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. waaw man je suis désolé de le dire quoi. Ce gouvernement-là, c'est du cinéma, quoi. C'est du théâtre qu'ils font, quoi. You know. Les théâtres, là, un gouvernement n'a pas besoin de venir devant le peuple, d'expliquer. Ils sont à la défensive. Les jeunes, les Sénégalais, à la défensive. Nous sommes à l'action. C'est à l'action que tu n'es que ça va du bari. Parce que dans l'union d'expliquer, nous nous devons texte mais l'argent est le nerf de la guerre. Bu ñu jëlee alalu réew mi yëpp séddoo ko seen biir amatuñu lu ñuy def lu dul ay discours. You know, institution yu bëri yi ñu jël calculer ko en 10 ans boo calculer que institution yooyu ça va nous faire 150 milliards en 10 ans calculer ko rek mais 150 milliards tey abri provisoire yi boo ko yóbboon ci benn dëkk lu mel ni ki Fatick wala nga yóbbu ko lu mel ni Casamance wala nga yóbbu ko lu mel ni Kaolack day éradiquer abri provisoire yi yëpp da koy éradiquer en 10 ans mais duñ ko def defuñu li nga xam ni ki moo war gis nga jàng mooy fondement wu réew defal Dakar mais Dakar Diamniadio la ñu wax la ñuy defar mais Diamniadio ci Dakar la bokk et alors les 13 régions du Sénégal xale yooyu fan la ñuy dem ah ils n'ont rien fait man jëluñu benn décision you know man sama xol dafay jeex ci Macky Sall man you know dama ko sopp mais sama xol dafa jeex ci liggéeyam parce que li muy liggéeyee nii kenn du ko liggéeyee réew
ñu toog foofu di ko tàccu bés guddi ak bëccëg musuñu génn Sénégal musuñu jël bateau wala jël avion dem ci benn réew xamuñu ñu ñuy tabaxee réew li ñu gis rek moo nekk benn train bi muy defar wala benn kii boo ñëwoon Afrique du Sud nga waaru ci yàlla dëkk yi nga xam ne ki ñun ñoo tolloondoo woon nga waaru ci yàlla dootoo tàccee ci Macky Sall bi nga xam ne deful dara mënoon na def fukk li mu def nii mënoon na ci def fukk su jëlaloon alal di rationaliser ko nañ leen waxante dëgg waay suñu doom yaa ngi dee man sama yoon nekku ci mënoon naa toog Amérique fii samay doom ñu ngi seen teranga maa ngi sama teranga mais mënu ma toog samay mbokk nekk foofu lu ma am maa ngi leen di dimbale mais mënu ma dimbale ñëpp. jërëjëf ak ñu daal di xaar keneen ci ligne bi jël ko ba tey ci jotaay bi allo salaamaaleykum. waaw sëñ bi ñu ngi siyaar Adama. waaw ñu ngi lay delloo siyaar waaw. maam moo di Patte d'Oie ba yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. maa ngi lay siyaare di siyaare bu baax sama ñetti station di ñaan gudd fan ak wér xéewal ak ndam yu yaatu di siyaare Maodo Faye moomu gis naa ko dégg lool. su loolu jàllee na gouvernement bi li président wax bëgg ko mooy ministre yi comme dañoo tànn président fal ko Sénégal gépp tànn ko nag yow lañu doy yaa ñu doy jiite ñu mu tànnaat ay nit dafa bëgg nit ñooñu seen pataaral ba ñu génn ci te leeral nit ñi ministère yi ñu yor li ci xew comme lu mel ni wàllu ndox mi nga xam ne Sénégal amul ndox Dakar gii da ngay tëdd ba 3 heures nga jor ndox ma nga daan am sax du too ko am ministre bi ne kell yooyu yàbbi mel na dara xewut mais aw askan bu ñu amee ay problème ñu dénk la dara da ngaa war a communiquer ak ñoom ne leen ndox mi lii tax mu manqué ñu ngi ci nangam ak nangam jox leen lu ñu mën a dégg même bu fekkee li nga wax dëgg sax nga teg dara ci seen loxo loolu mooy yoon loolu tax président looloo ko metti mel nu Maxtaar Ba moo ci communiquer ci liñ ko dénk ministère de sport dana wax ak mbër yi dana wax ak footballeur yi dana wax ak ñëpp lépp lu mu jiite dana ko wax déggoo ci benn bur bi nit buñ la dénkee dara nga bëgg la dénk am ndam la mu la dénk da nga ciy communiquer Maxtaar boo ko waxee dana nu ministre doon dara yëkkati mag naan dara nga da nga nag sa bopp président mooy dara ndax moom lañ fal mu fal ñëw bu réussir ñu réussir bu échec ñu échec te li mu wax mooy dëgg noonu muy doxee bu ko ministère yi doon doxee yàgg naa ko wax dañoo war a communiquer ci liñ yor kañ dénk PS ba mu wax kañ dénk santé mu di ci wax feebar bi am caaro yi gis nga ni mu méttee bu dégg bëccëg fi ni ministre bi dafa war a dem di wax di yëkkati dara di leen ko jox ndax liggéeyatu ñu nga gaari seeni gaal il faut que réew mi maanaam ñu nga xam ne teg nañ ko ci seen loxo ñu tegaat ko ci loxo nit ñi ñoo nga xam ne seenu moroomam nawlam góor moo leen dénk 15 millions Sénégal bu ñu la tànnee am na la ci fal yow ñañ fal gënoo leen gënoo nappkat ba ñoo jaay ko ci jaaba lu tax doo communiquer ak ñoom dañoo war di communiquer ministre yi dañoo war di wax ak ñi leen dénk ubbi seen téléphone yi ku leen woo nga wuyu la wax ak ñoom balaa la gi fi de jeexa ni ci mbedd mi il faut que ñuy wax ak nit ñi di leeral nit ñi liñ leen dénk lu mu doon ko yor courant ba di wax que ñëpp di wax mais menn ministre Matar Ba nga ciy wax mooy dem ci mbedd mi mooy saafoonteeg nit ñi mooy gisanteeg nit ñi lépp moo koy def. loolu di gis-gisam ñu xaar beneen gis-gis ci ligne bi ci jotaay wax sa xalaat bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. allo. waa da ngay fay rajo bi Alaaji waa. allo. waa. Oustaz na nga def. waaw maa ngi fi. allo Oustaz waaw. maa ngi fi waaw. maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay bu baax. waaw maa ngi nuyu sa technicien. waaw ñu ngi lay fay. Oustaz daal fi ma njëkkee mooy. mooy ci li xew ci réew mi li nga xam ne lu bees la. lii mooy dëgg. ay nit buñ la falee nga yor seen alal war ngaa wax ak ñoom wax la nga yor noo ko yore foo jëm lu xew ak loo yéene lii moom mooy dëgg. lii mooy dëgg nañ koy def nit ñi xam lu xew ci réew mi moo gën coow li di dégg bëccëg liñ coow xamul lu xew ñun daal suñu réew leen dégg lii daal moom bu ñu ko bàyyi nañu communiqué ku ne la nga moom wala wa nga ca moom del gën di wax ak waa réew mi presse bi taxaw jëlaat ndax presse bi lu ñu jëf rek ci réew mi lañ koy jëlee ci réew mi la ñu delloo d'accord nag presse bi ñu laajee li nga xam ne moom la askan wi bëgg rek dalee ko ne mooy élection locale Oustaz mais dañ ko reporté mais man waxuma maire yëpp am na maire yoo xam ne ñu ngi liggéey mais dana waroon seet di wër ci réew mi am na dëkk yoo xam ne doxul ñu def fa ay délégation spéciale ba tere mu élection di ñëw wàllu gerte gi nag man béyuma gerte mais réew mi dana soxla gerte ak li mu àndal dañu ko soxla nguur gi ñu war def mooy jënd gerte gi di ko jaay bitim réew mais war ta bàyyi gerte gi di génn ci réew mi lu neex waaye def loolu du yoon na téye gerte gi yëpp bind ko ci loxoom ku bëgg mu jaay la wasalaam. mu ngoog di jàngatam ñu xaarati keneen ba tey ku am beneen xalaat bitim réew 33 841 22 33 Alassane allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa.
sëñ Ndione na ngeen def. waaw ñu ngi fi. alhamdulilah Aliou Diouf. Aliou Diouf waaw ñu ngi lay nuyu. bon kii ministre yooyu dajee foofu di wax man vraiment surtout ministre de l'intérieur bi il ne m'inspire pas confiance quoi parce que booy seet sale boulot bi yëpp yi fi passé moom moo ko def moom moo tëj Khalifa Sall moom moo tëj Karim Wade kon kooku buñ ñu ko bëggee gëmloo ne moo bëgg a doxal yoon kon vraiment ñun suñu xel du dal waaw mënoon nañ indi keneen daal koo xam ne moom la nit ñi gën a wóolu parce que kii moom lu ko chef de l'état bi lu tax muy indi ko fi pour mu koy defal affaire yu kii yi quoi yu kii yi si suuf yu bon yooyu moo tax vraiment je suis content bon président Sonko lu mu jubalee ñaari gaynde yooyu parce que ñaari gaynde bu ñuy xeexee toujours dina am benn gaynde bu des te Sénégal dafa nekk en carence de gaynde waaw nous sommes en carence de gaynde surtout de jeunes gaynde du sang frais jiitu jubóo bi ba léegi baax na rek waaaa baax na parce que gaynde yi buñ fi jeexee bukki Alioune moom amee nañ ko yàq Alioune waaw thème bi di woon jibóo bi tey affaire u gouvernement bi rek la initiative bu bees bi pardon allo waaw dégguma baax lu nga wax quoi. ma ne thème bi da nga génn ci thème bi di wax waxu jibóo bi alors que bokk ci thème bi maa ngi jégalu kon waaw mais dañuy kontaan ci yooyu quoi vraiment. ok jërëjëf. ok ñu ngi koy jaajëfal ñu daal di yem rek ci thème bi aju ci wàllu nag doxalin boobu dafa mel ni am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. ça va na ngeen def. waaw ñu ngi fi. maa ngi wootee Bambilor. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Bambilor. waaw jàkkaarloo bi ministre yi doon def ak assemblée nationale si je comprends bien man dafa am loo xam ne rek moom laa si bëgg a sànni tuuti quoi war nañ xool ko li concerne les marchés ñi ñu koy jox par exemple la route Sébikotane en passant par Gorom 3 Bambilor machine yaa ngi noonu wetu Gorom 3 pënd ba kenn xamul li muy noonu kenn mënul ci kër yëpp a xonk ñëpp am problème respiratoire ñu bàyyi ñun machine est-ce que président yëg na loolu dañu war a xoolaat ñi ñuy jox marché yi koo atanul marché waruñ la ko jox nga ñëw la fa nekkoon ci latérite nga dindi ko sotti foofu suuf soo xam bu nawetee kenn du am foo jaar kenn du am fii ci une distance boo xam ne ça ne fait même pas entre Bambilor ak Sébikotane ça ne fait même pas 10 kilomètres entreprise bi ñu ko jox su ko atanul nañ ko jox keneen président na woo dafa dañu war a wax ci loolu parce que yooyu loo xamante ni nit ñi duñ ko seetlu parce que day nekk point reculé te foofu Paris moo nekkoon route nationale c'était une route stratégique parce que foofu moo dem ba Lac Rose nañ dem xool foofu lu muy niroon ñu dugg foofu ci biir fi ñu gaari les machines là qu'il fasse une enquête pour savoir lan moo tax affaire bi arrêté kenn mënul lay oto bu fa jaar yàqu loolu rek laa bëggoon a wax quoi. merci beaucoup. jërëjëf xëy na ministre bi ñu dénkee infrastructure bu ñëwee rek ci wàllu woowu mu mën cee indi tontu ñu xaar keneen ci ligne bi xëy na ku mujj waxtu waa ñuy bëgg a def. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waaleykum salaam Adama maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. di nuyu Papa Laay di nuyu waa Sud FM yëpp. waaw. ñu ngi lay déglu. Adama. waaw. yaa ngi may dégg. waaw. allo. maa ngi lay dégg bu baax waaw. waa Adama gis nga réewum Sénégal bii nii ma ko gisee. bu fekkente ne politiciens yi nii la ñuy doxalee réew mi. ma xam ne ñun amaguñu ku ñu mën a yoral suñu réew. parce que man mënumaa d'accord kilifa taxaw ci rajo ci télé daal di wax ni diw mii nga xamante ne France la nekkoon yoroon fa petit parti gëmloo Macky Sall ni dafa yor parti bu mag Macky indi ko Dakar jël ko def ko directeur u Dakar Dem Dikk ngay def ay financement ba banque bi la doon lebal xaalis. allo Mar. waaw loolu bokkul woon ci thème bi de nañu ñëw ci thème bi ndaje gouvernement bi doxalin bu bees boobu ministre yi seen jàkkaarloo ak askan wi naka ngeen ko jàngate. waaw d'accord ministre yi. bu ñu jógee jàkkaarloog askanu Sénégal loolu c'est normal que ñu jàkkaarloog askanu Sénégal ku ci nekk. wax li nga xamante ne moom nga am ak ku ci nekk wax li nga xamante ne mooy sa programme bu ñu la joxee ministère bi. ba ëllëg soo fi jógee di nga fi bàyyi loo xamante ni nit ñi dinañ la mën a respecté dinañ mën a roy ci yow
mais ñu bàyyi la ci ministère nga def ci loo neex xëy dàq la nga dem ñu dem ci ministère bi fekk nga luubal alal ju bëri te dara du la ci fekk loolu dafa war a jeex ci Sénégal. beneen bi ministre de l'intérieur bi ku ne xam na ni nommé nañ ko waaye defoon na fi ay ñaawteef yoo xam ne Sénégal yi bëri merewoon nañ ko ci temps yi ci gannaaw. kon tey ji bu ko Macky Sall jëlee tegaat ko fi parce que élection locale yi la bëgg Macky Sall pour mu rendeleel ko élection député yi di ñëw Macky Sall am préparation bu muy def ci terrain bi ëllëg mu mën a am ay maire yu bëri mën a gérer waat Sénégal 2024 bu ñu ci eggee mu mën a taxawaat candidat wala kum fi mën a teg. waaw mu ngoog yem ak sax waxtu wi daal di ñuy rek dab xam naa bu ñu dikkaatee ci xibaaru guddi gi ñu gën koo yaatal jéggalu ci ñu dekkoon ci ligne bi Sud Éducation buñ ca noppee rek 18h ak Aïssatou Gueye Ba jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade mi ñu àndaloon ci sottalikukaay bi muccug biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. xibaar yi. Adama Ndione. Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir